asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mënti nekk ci àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara di leen baalu àq te baalee àq di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu mayee ñu fekkee tabaski bi yàlla bu mu doon suñu mujjanteelu tabaski yàlla jéggal nu suñu bàkkaar jéggal mbooleemu ñi nga xam ne mooy ñi may seetaan fii ci Kéwoulo TV yaa xam jullit nga ak leneen loo mën ci doon yàlla na la yàlla jéggal say bàkkaar bu nu ko waxee ma daal di dellu siwaat encore ak yéen ci li nga xam ne mooy situation sunu doomu réew mi nga xam ne moo nekk ci dëkk bu sedd bi ñu naan Makkatal Mukarrama xale bi ma fàttali leen ni moom laa leen waxoon ni kii yaayam dafay tuumaal kenn ne dafa yeggoon ci kaw doomam bi nga xam ne fukki at la am bi ko waa ji tàmbalee yegg ci kawam xale bi mu ngeen am juróom-ñetti at gannaaw bi mu remarqué loolu gannaaw bi mu amee information boobu te ma ne waxoon leen ko ci épisode numéro 1 daw na uti ju wëllu fi nga xam ne mooy consulat général bu Sénégal bu nekk Jeddah ki nga xam ne mooy consul bi di Aboubacar Sarr bi mu jotee ci information bi baaganteloo yaay ji mu def ay va-et-vient diggante Makka ak Jeddah te di ko xamal ni li mu ko njëkk a xamal ni mooy est-ce que xam na ni li muy def mën na jur conséquences yi mooy incident diplomatique mais deuxièmement nu nekk mu baale mu gën yaay ji taxaw ci besoin de justice wax naa leen bàggante bi nga xam ne moo ko ci fekk épisode bi nga xam ne mooy dernière vidéo bi ma leen defal expliqué woon naa leen ne xale bu góor bi nekkuloon biir Makka dafa génnoon tey mun naa leen jox plus ample information waa ji boobu Dammam la nekkoon benn dëkk bu nekk Arabie Saoudite bu ñuy wax Dammam noonu la que bi ma defee vidéo bi ba pare bi ma defee cri de cœur bi la consul bi ak ay service am ñu jël attache woo mbokk xale bu góor bi ba ñu woo leen xale bu góor bi xamal ko il a le choix entre mu ñëw wuy si autorités sénégalaises yi ñu xool nu ñu ko mën a régler wala bu ñu amul solution ñu rawale ko bu dem Sénégal lu ko mooy loi wu Arabie Saoudite mooy appliqué wu ci kawam te loolu bakkanam xaj na si ndaxte gannaaw muskalaaf la c'est-à-dire mag la majeur boole ci dafa am njabar donc lii ñu bare ñu xam dara ci charia leen wax mooy atte bi rey la xale bu góor bi doful dafa daw si ñëw ci consulat bu Sénégal boobu ak tey nag mu ngi ci consulat bi coow li jóg ci consulat bi mooy lan moo tax journaliste bi mu jot ci information bi lan moo tax journaliste bi mu wax ci wax ji nga xam ne dañ ko waroon a régler à l'amiable dégg naa ci sax nee nañu dinañu yóbbu journaliste bi ci yoon loolu laa yàkkamti maa ngi wax kii nga xam ne mooy Aboubacar Sarr ak ñi mu àndal man bi ma commencé servir Sénégal boobu ñoom ñu ngi jàng li ma liggéeyal Sénégal liggéeyaloo leen ko Sénégal duma ko wax duma bàkkoo mais bés buñ ci jotee bés buñ ci yeggee dinaa leen wax man may kan ak lan laay liggéeyal mësa liggéeyal Sénégal depuis l'an 2000 ba tey te mësuma taxaw di ko revendiquer di ko bàkkoo fenn mais loolu di débat bi mooy lan mooy xew ci consulat bu Sénégal ci lu jëm ci dossier wu ndaw si expliqué naa leen tey dañu assister pratiquement à une intimidation mooy mere ko soofantal ku jigéen ki parce que dafa jël coow li dem informer journaliste ba coow li yegg fi mu warut a yegg Aboubacar Sarr Sénégal jox nañ ko consigne claire mooy na fexe ba mu rawalee waa ji mu indaale ko ak ku jigéen ki ak doomam pour ñu xool ñu lijjanti yëf ya Sénégal wax naa leen ci vidéo bu mujj bi Sénégal naka sa kandang ba fa nekk tappale bu fa nekk néewal doole bu fa nekk nga xam ne borom alal la ñu yëg ak borom yi daraja képp koo xam ne sëriñ nga wala nga am daraja wala nga am xaalis ñu jël sa dëgg teg ko ci suuf teg ci seen tànk comme nu ñuy def tout le temps tey il y a 2 jours 3 jours une semaine ñu ngi gis kaawu Diop Iseg mag boo xam ne presque 70 ans siif xale bu ndaw ëmbal ko ñu dugal la kaso di la den ci ñeenti weer rek génne la bu nu waxee lu mel noonu ñu wax ci ki nga xam ne mooy Luc Nicolaï ani sanction yu gën a metti
yu gën a dur ci lu ñu teg ci trafic de drogue wala usage de drogue dure Macky Sall xëy na barki démb mu ne may na ko grâce présidentielle pendant ce temps ñi nga xam ne ay ginaar lañ sàcc ñi nga xam ne dañu xiifoon wala ñi nga xam ne dañ leen fekk ñu yamba lañ jàppee wala ñu tuumaal leen ko ñu ngi ci kaso bi ñooñu war nañ fa mën a def 3 ans 4 ans ak lu mel noonu yu mel noonu mooy décourager lu nit ba da nga naan je préfère ma dem ci beneen justice que di dem ci justice su Sénégal ñu bare woonan ma ne ma naka nga mën a seetaan wala jàppale wala mënuloo woon fexe ba nga noppee ko parce que kii dafay risquer sa vie yow en tant que défenseur des droits de l'homme man balaa maa nekk défenseur des droits de l'homme dama nekk citoyen dama nekk journaliste le premier des devoirs c'est le devoir d'informer juste et vrai en tant que citoyen sama devoir tamit moo di su ma yégee lépp li nga xam ne infraction la au code pénal wala mu nekk loo xam ne infraction bu garaaw la mel ni délit wala crime dama ko war a informer les autorités loolu mooy sama devoir te def naa ko loolu parenthèse la dama koy tëj soxna si convoqué nañ ko plusieurs fois consulat ba gannaaw bi ma defee sama sortie consul bi di Aboubacar Sarr jël na soxna si ne dafay ànd ak moom hôpital parce que xale bu góor bi nee na du dëgg musul def loola mu ne dafay yóbbu soxna si ak doom ji hôpital pour mu dem vérifier ko li ñu def mooy premier jour dañ koy yóbbu ci benn clinique bu ndaw c'est-à-dire hôpital yu mag yi hôpital yi nga xam ne mën nañ leen jox certificat médical attesté ko parce que fépp fu nu yóbbu médecin constaté attesté li nga xam ne moo di viol moo di maltraitance envers un enfant mineur ñooñu hôpitaux yi muy Sénégal wala muy France wala muy feneen dañu ne automatiquement médecin bi dafa war a informer li nga xam ne mooy justice dafa war a informer police bañ nag ñu informer police consul bi dafa njëkkoon a jël kii di adjoint am Mokhtar Diallo mu ànd ak soxna si ñu dem ci benn hôpital bu ndaw benn clinique ñu seet leen bi ñu njëkkee dem ci suba dañ leen wax ni médecin bi nga xam ne mooy gynécologue bi parce que dañ leen soxna si lan moo tax ngay dox fi mu expliquer leen pour lii laa bëgg a xool ñu ne ko non gynécologue bi kay seet ngoon lay ñëw mais automatiquement consul bi il a été très clair nee na soxna si da nga bëgg indil sa bopp problème da ñu bëgg indil problème dañ leen ne nañu seet xale bi te bul wax lan lañ ciy seet ngoon ñu xuloo si pratiquement yuuxu ko fa wax ko fa lu nekk parce que amul droit mu wax ni doomam dañ ko siif pour nu seet pour médecin bi xam lan lay seet ci xale bi naka noonu la ñu dalwaat ci ngoon si foofu nga xam ne mooy hôpital boobu war a tase ak gynécologue bi ñëwaat mu laaj leen soxna si ne comme nee nañ ma man mënuma wax léegi kii di consul bi vice consul bi mooy ab Mokhtar Diallo na wax Mokhtar Diallo mu bëgg a wax médecin bi ne ko non comme juruloo xale bi na yaayam wax yaay ji commencé waat expliquer médecin bi ne xaaral mu ñëw dem préparé wu ji naka noonu Diallo la mu defoon ci suba defaat ko parce que soxna si waruloo wax li nga xam ne moo dal sa doom parce que danga ñu nar a indil problème mu gedd dem soxna si génn ak doomam informé naa li nga xam ne mooy président bu communauté des Sénégalais de l'Arabie Saoudite muy Pape Sagna mu jël événement bi à bras le corps deuxième événement bi nga xam ne am na fa mooy consul bi gannaaw Mokhtar Diallo dem na xew-xew yi xewaat na moom nee na moom mooy jëlal xale bi boppam mu yóbbu ko hôpital ànd ak yaayam def na ko ñu dem ñu seetiwaat leen bi nu leen seetee médecin bi nga xam ne xool na affaire yi jox na leen li nga xam ne mooy résultat médical par respect pour le secret médical duma ci wax dara pour le moment mais naka noonu encore joxuñu leen certificat médical parce que pour le consul waruñu leen jox certificat médical parce que fu ñu leen defee constatation ak médecin bu normal ñu jox leen certificat médical automatiquement Arabie Saoudite day jot ci yëf yi consul bi génnaat encore coow la bare na léegi li nga xam ne bëgg naa Sénégal yëpp ñu xam ko ça sert à quoi pour que consul bi mu yóbbu nit ci hôpital bu fekkee ne certificat médical duñ ko am
bu fekkee ne les conclusions du médecin duñ leen ko bindal ci kayit ça sert à quoi? Ça sert simplement à jeter le discrédit, ça sert simplement à fexe mu ne leen non lii mënul am xale bu góor bi deful dara parce que naa leen wax leen na Aboubacar Sarr du diplomate Aboubacar Sarr du koo xam ne jàng na cursus yi nga xam ne dañ ciy wax ay diplomatie wala li nga xam ne mooy code pénal wala la protection consulaire et consort. Aboubacar Sarr c'est un arabisant benn étudiant sénégalais boo xam ne affaire arabe la na jàngi mu nekkoon université bu Médine li ko jox poste bi mooy proximité am ak Macky Sall ak Mariam Sall bi nga xam ne bu ñëwaan Arabie Saoudite mu nekkal ko fa di ko defal ay coursam seen boo yi la ñu récompensé kooku moom moo yor li nga xam ne mooy assistance ak taxawaayu sénégalais yi foofu ca Arabie Saoudite mën naa comprendre yenn arkaanu diplomatie mu bañ koo xam mais moom ce n'est pas son devoir pour mu constater li nga xam ne li soxna si di wax yegg nañu ci doomam wala yëgguñu ci doomam am na détails yu bare yoo xam ne dama leen di koy épargner ba ci jël xale bi yóbbu ko fi nga xam ne mooy poste de police bi nga xam ne mu ngi ci consulat bi demander au policier ba fa nekk de service Sow pour mu auditionner xale bi mu laaj ko ndax mu ngi wax dëgg wala waxul dëgg parce que première chose bi ñuy def fépp foo dem ci àddina bi un enfant mineur victime de maltraitance dañ koy tuddee dafa am ay policiers spécialisés ñoo leen di entendre sama xol dafa metti ngeen baal ma xale buñ ko defee yenn yëfi policier spécialisé de maltraitance ci monde bi ñu naan dañ koy wax la brigade de protection des enfants wala la brigade de protection de la famille ñoom ñooy am ak ay technique ak seen manière pour interroger xale wax ko li nga xam ne moom lu dund ci mettit mais du officier bu police judiciaire moo war a auditionner ab xale bu ndaw bu 10 ans di ko interroger comme un criminel di ko xool naan est-ce que li ngay wax dëgg la bul fen parce que boo fenee xam nga li yàlla wax est-ce que xam nga ni boo fenee xale bi waa ji dinañu dàgg boppam te bu boobaa yow boo tëddee doo ko mën a supporter yow ak sa yaay est-ce que xam nga ni di nga à cause de li ngay wax bu dul dëgg incident diplomatique dina am diggante Sénégal ak Arabie Saoudite lan moo si yoonu xale bu fukki at ci incident diplomatique entre Sénégal ak Arabie Saoudite dooga ne xale bi waxal liñ la def mu nettali leen à ba Z li nga xam ne moom la waa ji def ko te détails yu sadik yi du ma ko wax fii mu di xale bi li mu nettali policier bi Sow laa wax Sow lu tudd parce que man li may wax dama bëgg ngeen convoqué ma tribunal ma ñëw ma wax ko ma génnee sumay élément de preuve parce que man ragaluma leen faalewuma leen man balaa ngeen di servir man laa commencé servir Sénégal ñu yóbbu xale bi hôpital médecin bi peut confirmer pire que li xale bi wax mais mënuñu leen jox certificat médical parce qu'il faut pas que autorité ñi nga xam ne ñooy saoudien ñu jot ko boobu ak léegi nag ñu ngi dëppal affaire bi consul moom puisque il ne va pas me parler man peut-être ñi muy rendre compte mooy autorité sénégalaise ya ca nekk fële ca Sénégal moo xam li mu leen di jox comme rapport soxna si dem na ba à un moment àlluna bëggoon retourner wu dem devant les autorités saoudiennes pour que ñu régler affaire bi fii benn yoon comme ni ko sénégalais yu bari di laajee mais xale bi ni mu amee ndey noonu la amee baay tey baay ji du cuune baay ji dëgg la mag la mais baay ji kilifa la kilifa bu mag ci biir Sénégal du mu tudd turam du ma tudd comme ni ma leen tuddal turu yaay ji tuddalu ma leen turu xale victime bi du ma leen tuddal turu baay bi jot na ci coow li baay ji sol na dàllam suite événement yi du Babacar Touré moo leen koy jox parce que ça va se jouer au Sénégal man lii sama devoir matal naa ko dama war a alerter ñu xam li fi xew xaw ma ndax autorité saoudienne dinañ seetaan sama vidéo wala duñ ko seetaan wala dina leen ko yeggee wala du leen ko yeggee mais incident diplomatique bi bu naree am tey Aboubacar Sarr ak gestion catastrophique am bi mu def moo koy nar a indi parce que bu fekkee ne yëgal nañ ko lu mel ni li mu waroon a njëkk a def depuis le 4 juillet lañ leen informé wala le 5 juillet li ñu war a njëkk a def mooy déggal leen
automatiquement suñu informé wu les autorités saoudiennes ñu xool nu ñu mën a rawalee la victime d'abord la ñu war a protéger ou la présumée victime selon ñu protéger ko moog yaay ji moog njabootam ak waa ji bu ñu ko mënee wóolu expliquer ko l'urgence que pour sauver vie am parce que constitution sénégalaise d'accordul peine de mort kaa ñu rawale la nga dem Sénégal waa ji bu ko d'accordé ngeen teel ko def ngeen jëlee leen waaye léegi ñu dugg ci weer bi coow li commencé ba tey mënuñu ko trouver solution parce que ci diggante bi am na ay avions yu jógee Arabie Saoudite dem ambassadeur u Sénégal mu ngi jógee Riyad jël na avion dem Sénégal ci jamonoy Covid bi il y a même pas une semaine donc y a la possibilité génnee leen mais bu lii continuer Arabie Saoudite buñ ci jotee lu ñuy def mooy jël soxna si ak doomam consulter leen consulter xale bi déglu xale bi automatiquement lu ñuy def mooy contacter consulat bu Sénégal ambassade bi pour ñu remettre leen ki nga xam ne moom la ñuy tuumaal ni moo def lii bu ko Sénégal bañee joxe tant que waa ji mu ngi ci biir consulat bi parce que wax naa leen consul bi moo ko récupéré nee nañu mu ngi ci biir consulat bi tant que mu ngi ci biir consulat bi peut-être waa Arabie Saoudite du ñu dajj buntu consulat dem jëli waa ji parce que le consulat est considéré comme un territoire sénégalais du ñu dajji bâtiment ambassade ba dajji ko dem jëli waa ji parce que c'est considéré comme un état comme l'état du Sénégal mais mën nañu encercler li nga xam ne mooy consulat bi waa ji mën na fa def 20 ans mu def 30 ans ci biir consulat mais bés bu génnee ñu téye ko teg ko charia gis ngeen ko ça s'est passé ak Julian Assange keroog bi nga xam ne ay pays yu bare surtout Londres wala Suède wala États-Unis ñu ngi koy wër ci cadre viol bi mu duggee fee nga xam ne mooy ambassade bu Pérou gis ngeen temps bi mu fa def de toog na fa lu mat presque 5 ans balaa moo génn et je ne pense pas que le gouvernement sénégalais est suffisamment prêt d'entrer dans un bras de fer ngeen baal ma gëmuma ni Sénégal taxawu na pare na pour dugg ci jàmbaarloo ak Arabie Saoudite juste parce que dafay bañ ki nga xam ne tuumal nañ ko def ku ñaawteef bu mag bi ci xale pour ñu teg ci loxo lii mooy li nga xam ne moo mën a indi incident diplomatique le fait que ñu ngi yàggal dossier bi di ko ndëppal le fait que ñu ngi téye ki nga xam ne moom la ñu tooñ moom la xolam di naqat yi ñu di bëgg foqati dooleem naan ko noppil bu ko fi waxee te bul waxate ak journaliste di ko intimider le fait que ñu koy bëgg a ñàkkal fayda le fait que ñuy jël xale ci loo xam ne en toute illégalité parce que ça ne répond à aucune procédure le fait que kii di policier ba nekk ci consulat bi muy auditionner xale mineur koo xam ne elle est supposée victime de maltraitance et de viol même avec la présence de sa mère parce que yaayam dafa insister moo tax ñu bàyyi ko mu participer à l'audition adduna bi yëpp ñu ngi ñuy seetaan adduna bi yëpp a ngi leen di teg gët interpellé naa ki nga xam ne mooy président Macky Sall ndax moom mooy le gardien de la constitution mooy le responsable de tous les Sénégalais interpellé naa ki nga xam ne mooy Marième Faye Sall ndax ab jigéen ab xale jigéen la ñu teg métital bi ci doomam xale bu ndaw la ñu teg te moom yaay la loolu moo taxoon ma interpellé leen mais ñi may interpellé au plus c'est la justice sénégalaise puisque yaay ji nangu na xam na ni ci dëggam la nekk ànd ak doomam ak le présumé violeur de doomam ñu ànd ñu ñëw Sénégal yaakaar ni duñ ko néewal doole mais xale bi dafa am famille parce que tey dañu yëf yi dafay dem ci terrain wu famille xale bu góor bi nga xam ne moom la ñu tuumaal ni moom moo def li xale bi parce que man déglu naa li nga xam ne xale bi wax na ko c'est terrible nopp bi ko dégg rek foog nga daru sa taf sa gémmiñ baay ji jot na si baay ji dafa bokk ci communauté boo xam ne kenn xebu leen ci Sénégal bu fekkee ne xale bu góor bi mën na compter sur sa communauté mooy ñu bari woonan ma ne nañ ma non affaire bi dafa oyo parce que li charia wax il faut mu am ñeenti seede il faut ñeenti seede fekkee kan mooy siif xale bu ndaw wala kan mooy def sa yenn yi sax nga ne na ñeenti seede taxaw harcelé yaay ji guddi ak bëccëg mbokk xale bu góor bi parce que lu tax mu dem wax ko ci journaliste yi
bon man journaliste que ñu menacé ma loolu du dafa mel ni nga ne ma ab chinois dee na ci Chine man bi ma commencé menacé su ma bu comme menace rek taxoon man Babacar Touré ma noppi kon bàyyi naa li muy liggéey yàgg na te man ku ma tëkku sax danga maa xamul moo tax soo ma xamee doo ma tëkku man ragaluma dara ci kaw suuf lu dul li yàlla dogal ci man mooy am yàlla li mu dogal ci man mooy am leneen du am lii mooy li nga xam ne moo amee ci dossier bi ba tey soxna si ak doomam ñu ngi Arabie Saoudite dëpp ndëppal mënatul am papay xale bi jot na si décidé na ni justice dina def liggéeyam yaay ji déterminé na justice dina def liggéeyam waaye dafa am communauté sénégalaise bu mag boo xam ne dafa nekk Arabie Saoudite te Pape Sagna jiite ko les premiers aides et soutien parce que soutien bi ñu ci mën d'abord mooy massaw yaay ji ak doomam def nañ ko waxtaan nañu seen biir bu fekkee ne ñoom it mere nañ ma ci commencement ba parce que dañ leen waroon a informer ñu bokk ci ñuy uti démarche parce que ñoom it d'accord ñu benn yoon pour ñu jàpp ab sénégalais di ko rey foofu tey ñoom xamal nañu ni dossier bi kenn du ko dëpp ndëppal kenn du ko maslaa kenn du ko négocier il faut que ñu atte ko ñoom taxawu nañu bàyyoo nañu xale bi ndeyoo nañ ko balaa ñoo gis état Sénégal loolu la ñuy xaar ci sénégalais ak ci doomu Sénégal fu mu mënti nekk mu am immunité mu am humilité mu am yërmande bu mbokkam sénégalais xolam di metti moom mu yëg ko bu mbokkam sénégalais xiifee mu taxaw ci wetam loolu lañu suñuy maam jàngaloon mu ngi commencé réer mais gàcce ngalaama ñoom puisque au-delà de justice sénégalaise boo xam ne wala nit yi nga xam ne mënuñu jouer ay relation ay sëriñ yi woote ay affaires yooyu pour ñu dëpp ndëppal ñoom xamal nañ ni dañuy constituer wu partie civile donc il n'est pas question que dossier bi du dem ci yoon li ñu décidé mooy ñu indi leen Sénégal ñu atte leen ay contacts yi ma waxal ci ministère des affaires étrangères xamal nañu ma ni loolu mooy position wu Sénégal mais li nga xam ne mooy le fait ñuy continuer di perdre temps le fait que consul bi di Aboubacar Sarr di jël ay prérogatives yoo xam ne nekkul ci domaine am parce que ça sert à quoi en fait c'est pas dama bëgg a comprendre quoi naka la ban njariñ la am bu fekkee ne nit ki dafa feebar dañ ko yóbbu hôpital pour ñu xool ndax dafa feebar te duñ la bindal ordonnance parce que buñ la bindalee ordonnance coow nga ciy am ça sert à quoi de plus en plus mu ngi ay affaires yoo xam ne dafa may révolter parce que la même pratique bi ma gis tey ci Arabie Saoudite moom laa gisoon ca Liban bi nga xam ne sénégalais yi man jël naa suma billet avion jóge Dakar dem Liban déglu leen seen jooy ñu jooy wax ma lu ñu fay dund esclavage bi nga xam ne dañ leen di dundal loolu kii di ambassadeur bi moom it un arabisant Abdoul Ahad Mbacké woote saal dajale fa sénégalais yi di leen artu di leen menacer naan leen que ça soit la dernière fois ngeen wax ak journaliste lan mooy àddina boobu nga xam ne kenn wax ak journaliste wax ak journaliste loolu ban délit la kon da ngeen bëgg ni ñii ñu continuer yéen ngeen mel ni buur ak buum yi seen kaw di leen imposer di leen def lu leen neex ñu di leen wooy ay excellence terme boobu sax bëgg naa ko kii parce que damay dégg sénégalais yu bari su may wax ñu naan ma damay wax ak son excellence moom woo ngeen baal ma ak peut-être loolu ça n'a rien à voir ak sujet bi ambassadeur ak consul bu sa dëkk ak fu ngeen mënti nekk ci àddina bi doo ko wooyee son excellence monsieur le consul la tudd ak monsieur l'ambassadeur dañuy wax consul wala ambassadeur ñu naan ko son excellence bu fekkee ne comme yow sénégalais yaa ngi Sénégal nga gis ambassadeur bu Maroc wala ambassadeur bu Arabie Saoudite wala ambassadeur bu feneen bu nekk Sénégal moom la ñuy accorder le titre son excellence
dama koy dégg sax ba ñu naan ay journalistes yu mag lañu Sénégal ñu naan son excellence le président Macky Sall non il n'est pas son excellence. Son excellence c'est un titre qu'on accorde aux représentants diplomatiques d'un État dans un pays étranger Macky Sall du excellence monsieur le président Macky Sall la ñuy wax muy digression bu ndaw boo xam ne indi naa leen ko tëj débat bi ñii may seetaan Arabie Saoudite monsieur le consul ak ñi nga xam ne menacé nañ ma de plainte man dama jàng te jàngantuuma dama jàng bi jàng jotee te dama wër àddina peut-être boobu yéen taxawu leen da ngeen def politique man du ma def politique ci kaw suuf du ma ko def ndax du ma tappale ndax du ma fen kenn ndax du ma nax kenn li nga xam ne mooy sama dëgg sama aqulaay taala parce que damay xalaat bés bu may wéet ci sama biir bàmmeel lu ma fay fekk du ma fen kenn du ma nax kenn parce que damay xalaat suba bu ma fi nekkulee samay doom ñu mën a marcher fièrement ci Sénégal peut-être xamu leen ma c'est la première fois bés dina jot ma bind wala bés dina jot ma commencé wax man du ma doxandéem Sénégal te du ma koo xam ne Sénégal amaluma ko njariñ ay njariñ yu service yu grand service la rendre Sénégal mais bés bu ngeen ko xamee peut-être di ngeen changer regard mais ku mel nii amba consul bi ak ñeneen bu ñu xalaatee nii seen action yu mel ni tax na Babacar Touré noppi wala muy xam yéen nii wallahi da ngeen di sonal seen bopp man journaliste d'investigation la ça fait des années ma di def liggéey bi def ko Sénégal def ko ci dëkku tubaab yi France même à travers le monde un peu partout li may defal sama askan tey te yàlla rek a tax su ma ko doon su ma nangu woon toog di ko defal tubaab yi ma am ci alal ju bare mais alal fokkul samay bët li ma bëgg a tey mooy apprendre un autre journalisme au Sénégal une autre manière de faire du journalisme loolu laa amoon li ma bëgg a dénk askan wi te j'ai été trop personnel et j'ai parlé avec la colère doolu ma niroo maa ngi leen di baalu àq ci loolu maa ngi leen di ñaanal yàlla may ñu gisee ak jàmm mais ñaari information ngeen ci am xale bu góor bi ba léegi mu ngi consulat ba consul bi mu ngi intimider yaay ji mbokk xale bu góor bi ñu ngi intimider yaay ji ne ko lu tax mu wax ak journaliste bi ba tey ñoom ñu ngi ci décision rawale waa ji mais ñu ngi perte temps xale bi yóbbu nañ ko hôpital mais chaque fois dañuy bañ ñu am certificat médical def nañu policier ba nekk ci consulat bi mu auditionné xale bi te amul ci droit mais kat sixième chose bi papay xale bi dina dugg ci coow li léegi nag ñu ngi ubbi suñuy gët di xool gouvernement Sénégal mais au-delà du gouvernement li mu mën mooy organiser rapatriement li nga xam ne nag moom la ñëpp di xool mooy justice Sénégal nan lay gérer tooñ bi nga xam ne tooñ nañ ko xale boo am fukki at te tooñ bi ñu ngi koy tàmbali bi mu amee juróom-ñetti at ak yaayam bi nga xam ne jigéen la te wéeruwul ci dara asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu